mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu démb nag gis ngeen ni ñi ngi woon fële ca Njaareem Limamoulaye toujours rek seen émission tam-tam vacances banlieue tey nag ñi ngi yegg si fi nga xamante ne bii mooy Médina Gounass mbokk yi nag li tax ma dooree fi nga xamante ne bii mooy ci tali bile parce que il y a de cela quelques années impossible impraticable ndax inondation bi kon nag xam ngeen ne am na ay jéego yu mag yu nga xamante ne bi mbokk yi jot na fee am ngir rek nit ñi mën a dëkk fii ci Médina Gounass RTS 2 fas yéene ànd ak yéen nag mbokk yi ci émission bu mag bu nga xamante ne bi dina ñëw ak yéen ci historique bu Médina Gounass àndi ci ak sunu xarit El Hadj Thierno Dramé mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dinañu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy littérature l'empire du mensonge ak Aminata Sow Fall ana kan moo koy def ak ñun suñu xarit Abdourahmane parce que nag ci biir livre boobu mbokk yi daal ñu ngi ciy wax aussi mbirum inondation mbokk yi suñu jógee ci loolu nag dinañ ñëw ak yéen ak yeneen i chronique yu nga xamante ne bi daal dina safoo waa Géejawaay bu ko defee Khady Didi ca cëppaandaw la dana ñëw ak ñun ca météo waaye nag professeur Shadow mbokk yi day ñëw ak ñun ci société parce que nag société bi saa su ne il faut absolument que ñuy waxtaan ak ñoom di leen ñaax ci yu bëri bii nag daf ñuy indil mbirum téléphone portable saa su ne nag mbokk yi bu ñu teewee ci banlieue bi dañuy sant di gërëm monsieur le maire bi nga xamante ne bi mi ngi teew fii ak vraiment toute la population ñëw accueillir l'équipe de RTS 2 dañuy teeru nag saa su ne ak sunu ay cosaan suñu aada te nag tëgg dafa bokk ci ñun ma bàyyi nag tambour major ñi nga xamante ne bi ñooy waa Médina Gounass daal di dem tuuti ci tëgg mi bu ko defee ñu lancé sujet El Hadj Thierno Dramé gën a xam li nga xamante ne bi moom mooy Médina Gounass mbokk yi ñu bàyyi leen ak tambour major ma toog recevoir aussi suñu invité je rappelle muy monsieur Ahmed Sylla à tout de suite. kontaan lool ci sunu teewaay fii waxoon nañ leen ko nag tam-tam vacances dafay ñëw ak yéen ci banlieue bi donc ñi ngi encore une fois fii ci Géejawaay waaye nag dinañ fi toogaat ab diir incha allah suba dina am beneen gox muy Wakhinane Nimzatt nga xamante ne bi foofu tamit danañ fa teew mbokk yi ñu bëri dañuy faral di dégg nag Médina Gounass waaye dañuy ànd ak suñu xarit El Hadj Thierno Dramé laata nag ñuy dem ci sujet bi ma nuyu ko El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu di kontaan saa su ne di ànd ak yow ci banlieue bi Thierno ñuy kontaan saa su ne parce que nag dañuy am ay informations yu utile comme ni nga koy faral di waxee divertissement intelligent ça se passe sur la RTS 2 rawatina nag ci tam-tam vacances Thierno. jërëjëf yaa xam ma lay nuyu di nuyu suñu invité di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew di wax ni comme logique bi ñu nekkee rek dem ci li nga xam ni mooy gox-goxaan yi ci banlieue bi xool ba xam
nu nit ñi di dundee foofu ndax tout à fait ku dëkkul banlieue doo xam te Absolument. souvent wax nañ ko démb waxoon nañ ko plusieurs fois ñu bëri dafa am gis-gis boo xam ne dañ koy amee ci banlieue dëgg la te yàlla xam na ni demeewul noonu ndax banlieue dëkkuwaay la dëgg la rek ay nit a fa dëkk tout à fait bu si tu me permets dañuy dugg ñu xool image yi nga xam ne très très bien jël nañ ko waaw muy wane visage u Médina Gounass léegi xam nga ñu ngi boo gisee image yi am na tali wax nga ko sànq tali bi dafa am histoire xëy na dinañ ci dellu si am na ay marché am na économie am na vie tout à fait xam nga am na vie maanaam ci gàttal mooy foo xamante ni nit ñaa ngi xëy nit ñaa ngi gontu ñi ngi dem ak ñëw gis nga ay teen xale yi ci li bassin la oui bassin de rétention boo xamante ne ni def nañ ko fi pour évacuation eau de pluie ñii dañ leen fekk ñiy liggéey justement pour dindi kii bi nga xamante ni moo fa nekk pour ndox bi mën a circuler donc bien. c'est des images très récentes yi nag ay habitations yoo xam ne ñi fi dëkkoon ndox bi moo leen fi jëlee d'accord xam nga loolu dafa metti nga tabax sa kër ba pare war a ndox dem ñëw war a dëkk wala nga dëkk ba pare Tout à ndox fait. bi ñëw jël ko donc loolu day résumé oui day tënk li waa Médina Gounass doon dund image yaa ngi nii lii c'est récent parce que dinañ ci dellu si plus largement problème inondation mi ngi fi woon c'est le grand problème auquel population yi fii moom lañ doon dund confronté mais tey lu bëri évolué na Ahmed Sylla dina ci wax fii ñu toog waaw il y a quelques années waxuma la sax toog xalaate woon sax jaar fi tout à fait ba ba defi nag installé ba nag plateau waaw defe naa ne ça mérite des applaudissements loolu moo tax yéen yi ñuy seetaan RTS2 fas yéene daal di xuus di gën a jege sunu population sànq sama introduction maa ngi koy wax li waral ma taxaw dox ngeen gis ne que fi ndox mi nangu woon léegi nag nit ñi nanguwaat nañ seen yëf defar ko ba moom ay tali yu mu nit yi mën a jaar bu ko defee ñuy dalal jàmm monsieur Ahmed Sylla monsieur Sylla ñu ngi lay dalal jàmm fii ci plateau Tam Tam Vacances RTS2 di kontaan lool ci sa teewaay parce que nag dafay am solo ñu ñëw ci waxtaan yu am solo jëmale ko ci gox bi ñoo ngi lay nuyu monsieur Sylla. waaw mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu population Médina Gounass yëpp. di nuyu bu baax particulièrement yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal plateau bi. rawatina waa RTS yëpp. di nuyu suñu kilifa yi ñu bokkal jotaay bi muy suñu papa. ak suñu yaay di beral nuyoo bu baax. sunu kilifa muy monsieur le maire Beydi Ba di kontaan bu baax di rafetlu émission bi aussi di am mbégte ak kontaante ci teew fii tey di wax ci facette Médina Gounass avant ak après très très ñu ngi bien leen di nuyu bu baax alors monsieur Sylla xëy na nag nga joxe sa fonction parce que nee nañ monsieur Sylla yow sa liggéey ci fii lan la exactement waaw man sama liggéey fii ci Médina Gounass bi ci jiitu responsable laa ci wàllu activité bii ñuy wax daïra très bien mais sama fonction maa ngi liggéey ci entreprise bi ñuy wax COSEC conseil sénégalais des chargeurs foofu laay liggéeyee mooy sama fonction très mais ci bien biir Médina Gounass aussi responsable laa fi ci wàllu bii ñuy doxal muy lu jëmale Gounass kanam mooy rek lu ñu ñor te moom la ñu dox guddi di ci dox bëccëg di ci dox suba di ci dox ngoon très bien alors Thierno def naa ne mu waxee am na solo kon nag du ñu def rek du dugg ci waxtaan bi parce que yaakaar naa ne am na ay leeral yu nga xamante ne bi ñi ñuy seetaan en tout cas ici au Sénégal et même à l'extérieur dina am solo ñu jot ci information yooyu Thierno. waaw defe naa bu njëkk bi mooy ñu wax un peu askan bi Médina Gounass nan la sosoo parce que am na histoire xam nga dëkk boo gis rek day fekk suuf la woon wala àll la woon wala leneen lan moo indi tey nit ñi ñëw installé wu fii Médina Gounass. waaw jërëjëf Thierno laaj nga ma laaj bu ma neex aussi laaj nga ma laaj bu neex population Médina Gounass pour que nga laaj ñu Gounass histoire am fi mu jógee histoire Gounass mu ngi sosu en 1962 ñu ngi déglu ci histoire ci jamono ay mag ñu ñaanal sunu papa Thierno Kane yàlla na ko yàlla yërëm moom ci kilifa yi Médina Gounass la bokkoon na ci ñu sos Médina Gounass ci histoire Médina Gounass wax nga léegi ndax àll la woon wala suuf la woon dégg nañ ci mag ñi nee nañ jamonoy Médina Gounass bu njëkk ba boo toogee ba heure bi ñemewoo génn ndax da ngay xalaat yeneen ak yeneen yu la ciy këf kon bu ñu demee tey ba Médina Gounass ñu sempi fi ay R+2 R+3 kon dafay wane ni Gounass ba njëkk
am na changement bu mu indi tey ci guddi yi ñuy wax ak yéen. alors mës naa dégg ñu ne ñi fi njëkk installé wu ay guddi lañ doon tabax te bañ leen di jaay suuf si guddi lañ leen ko jaay ndax la ñu xamul woon mooy fii yoonu ndox la woon mu am sécheresse ndox bi dem ñu ñëw installé wu tere woon nañ leen mais ñu continuer installé wu ba loolu indi xëj na tey yenn problème yi ñuy dund est-ce que noonu la demee. waaw li ma dégg ci mag ñi. mooy nee nañ jamono yi ñu dëkk ci biir Médina Gounass kenn xalaatul woon ndox dina nangu sa kër. parce que boo doon dox ak say dàll carax sax soo moytuwul say tànk day suulu ndax suuf su bari. peut-être que nag jamono di dox ba peut-être que ndox mi ñu def fi benn tëli boo xam ne tëli rang-rang la woon. amul latrik amul dara xëy na tëli boobu di toj ba am benn pax boo xam ne mu ngi tolloon sama kër en face fi ma dëkk. loolu waraloon ndax bu ndox mi tawee mu taaju foofu di gën a toj tëli bi di gën a yaatal ba pratiquement mu nangu espace bu yaatu ci tëli bi loolu moo waraloon inondation bi sax biir Médina Gounass. Très très bien alors ce serait bien monsieur Sylla ñu ñëw nag ci période yooyu parce que sénégalais yu bëri dañuy dégg que c'est vrai que fii c'était impraticable vraiment inondation bi sonaloon na leen torop ñu ñëwaat ci période boobu naka la ko population bi doon dundee. waaw population bi ñu ngi ko doon dundee nu metti lu difficile lu jafe woon ci jigéen ñi rawatina suñu doom yu ndaw yi nga xam ni dañu daan génn pour jàngi ñu war leen teg ci condition yu bien te daawuñu ko am mu nekkoon loo xam ni tey firnde la ci tey ñu teg suñu siège nga sol sa coquette yu rafet nga taxaw fii ci période bii ci waxtu wi defe naa ay temps mënoo ko woon am ndax ndox mu bari kon nag bu ñu amee tey ñu am émission ci waxtu wi mois d'août en plus nga toog fii naan da ngay def émission te doo xalaat xuus si ndox mi doo xalaat bani di la taq kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax di ci sant nag état du Sénégal parce que dama lay wax ni ay temps jamono yi temps di ko dalee montagne bi ba kër Sërif Abba benn yoon lay doon soo tegee gaal da nga ciy daw gaal gi da ciy daw yàlla di def ñu ne ci loolu di ci xeex guddi di ci xeex suba di ci xeex ngoon dañ ñu daan tegal moto pompe caméra yi nañ ko jël bii ci ginnaaw dañ koy félicité bu baax yàgg nañoo génnee ci situation yi mais daan na yàgg nag daan nañu tegal moto pompe mu daw 4 jours ndox mi du sax yëngu da ngay yaakaar ndox mi day gën a yokk c'est énorme ça. waaw benn jour lañu mës a am moto pompe boo xam ni ñu ngi ciy sant monsieur Ba Baydi Ba boobu nekkagul maire mais indil nañu ko ci dooleem ak ay pexeem ak ay partenaire am bi mu wàccee machine bi ñu bëri dañu doon wax monsieur Ba daf ñu xaw a yàpp parce que moto pompe bii mënu fi dindi ndox mi defe naa boobu la ñu mës a gis ndox pompe tàkk 45 minutes ndox mi jeex ñu bale suñu télé c'est la première fois. alors je pense que Thierno voilà ñun ñëpp dañu doon gis vraiment ci télévision ya notamment RTS nga xam ne daan na couvrir gox yu bëri par rapport à l'inondation suñu ñëwee fekk nag comme on l'a si bien dit depuis le début que mu am ay tali que nit yi récupérer waat seen ay kër je pense que c'est un long processus et yemul fii normalement. waaw parce que man je suis très à l'aise pour en parler parce que mës naa fi ñëw reportage justement période du mbënd. effectivement période boobu oto yi day gaare fu sore. ministre bi ñu àndaloon dafa doon sol ay bot. d'accord ñu ñëw ba ci tànk bi. ñu xuus ñu teg ay mool. pour muy avancer. pour constater à l'époque fii nu mu meloon ak ndox bi. tey je pense que am na jéego wax na ko. yoo xamante ne nii maire bi yeneen yi état bi. mais processus bi dafa yàgg. parce que commencé wul léegi def naa ci jamonoy Ablaye Wade la ñu commencé. xuusoon déjà mais président Macky Sall bi mu ñëwee liggéey bi am solo foofu la tàmbalee. effectivement Thierno li nga wax dëgg la. ci jamonoy Ablaye Wade la liggéey bi door mais jamono yooyu daawuñu am li nga xam ni moo gën a gaaw ci ndox mi muy que fii ñu toog boo xoolee fi ñu toog ñu ngi toog ci digg canal bi. dañ ko gas. def canalisation bu mag boo xam ni ndox mi bu tawee dafa am ay égout yu nekk ci côté yi peut-être que gars yi dinañ ko jël. ndox mi foofu lay jaar. mais ci jamono yi ngay njëkk a wax li taxoon ndox mi xawoon a difficile mooy que li ñu doon utiliser lu bari moto pompe la. te ndox mi tolloon na foo xam ne moto pompe mënu ci woon dara. lii rek pexe bii ñu président de la république jagleel. moo nekkoon loo xam ne moo nekkoon suñu combat guddi. nekkoon suñu combat suba nekkoon suñu combat ngoon. mooy canalisation bi tegu ci biir télé bi. ñu def ay égo ndox mi jaar ci daal di dem. mais que bu njëkk
poto pompe yi daan na fi ñëw wax dëgg yàlla daan nañ ñu dimbali ci yeneen i ndimbal yoo xam ni canalisation amu ci woon mais ñun li ñu génnee ci ndox mi à 100% mooy canalisation bi nga xam ni def nañ ko ci biir tëli bii nga xam ni boo yeewoo sax da ngay xam ni taw na il faut nga dugg ci mbedd yi parce que balaa moo bët set di jot da ngay fekk fii amatul ndox loolu nag lu ñu ko may mooy canalisation bi ñu def ci digg alors Thierno ci biir loolu canalisation bi yaakaar naa ne dafa am solo ba nga xamante ne bi bu fi ab gox bu nga xamante ne bi ndox bi da koo nangu woon donc xam nga population bi duñu mën a yëngu et je pense que après ça quand même am na sur le plan économique ay jéego yu nga xamante ne bi population Médina Gounass def nañ ko. alors balaa ñuy àgg foofu parce que y a quand même un point boo xamante ni dafa am solo gis nañ ko ci image yi dafa am ñoo xam ne seen kër yi dafa daanu ba dañ leen obligé déloger loolu am na état lu mu ci def lu am solo mooy bi ñu sancee plan Jaxaay dans un premier temps mais aussi Tawfekh ñoo xam ne ñu bëri ñu nekkoon fii dëkk fi fa lañ leen reloger. waaw loolu soo ñu ci laajaatee dinañ ci sawar aussi ndax bu njëkk gis nga kër yu ñu abandonné yu bëri état du Sénégal bu njëkk ba ci wàllu plan Jaxaay def na ci liggéey bu am solo mooy bi mu tabaxee plan Jaxaay 1 Jaxaay 2 ba Jaxaay 3 pratiquement ñi ci bëri fa lañ leen retassé ñu dem fa bi président Macky Sall ñëwee moom it fekk jamono yi boobu télé bi ak mbedd yooyu ngay wax ndox mi mu ngi ci jógewu ci la yónni le première dame Marème Faye Sall mu ñëw xool situation Médina Gounass defe naa bi mu ci ñëwee dellu ci lañ créé cité Tawfekh ñu jël pratiquement xaaj yooyu yëpp yóbbu leen ñu féete cité Tawfekh pour ñu mën a am jàmm ci inondation yooyu. très bien. beneen question bu importante. yaa xam parce que fii aussi dañ fi tabax ay bassin de rétention dañ fi gas. mais da doon am ay problème parce que bassin yi da daan am ay nit ñoo xam ne dañ ci daan daanu di ci lab. loolu tamit mu am liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko parce que tey bassin yëpp clôturé nañ leen donc finalement population yi sécurisé nañ te déggatuñu ay nit ñoo xam ne dox nañ ba daanu ci wala. effectivement loolu tamit boo ñu ci laajee dinañ ci gën a sawar di ciy féliciter tamit bu baax sunu frère Baydi Ba liggéey na ci liggéey bu am solo ndax dañu wax ni am na moment boo xam ne suñu jarbaat ndax doomu Gounass yëpp suñu doom lañ jarbaat yëpp suñu jarbaat lañ amoon na bu yàggul ci jamonoy bassin bi boobu amul luñ ci collecté amul benn sécurité xale bi dafa gane si woon ay bàjjanam ci la dem ba des fa mu noonoon lu ñu metti ñun ñëpp mais actuellement nii ñuy wax ak yow ci ndimbalal Baydi Ba ndax moom pratiquement Gounass am na ci yoo xam ni moom mooy dox ak tànkam ba egg si xoolal boppam parce que doomu Médina Gounass la ñu accompagner ko ci jàppale ko ci ñun jeunesse su Médina Gounass ak jigéenu Médina Gounass ba tey bassin yooyu am na sécurité su ngeen xoolee tey ci suba yéen a ngi gis nawet bi mu dooree ba léegi dañoo jël quelques jeunes yoo xam ne dañ leen recruter ngir ñu nettoyer bassin bi defar ko ba ndox bu tawee du mën a téye benn ndox ko bassin bi daal di koy évacuer yóbbu ko géej. très bien loolu it ñu ngi ko ciy félicité bu baax. alors je pense que mbokk yi ñu seetaan defe naa ne Thierno c'était important de souligner tout ça parce que comme ni nga ko waxee sécurité aussi xale yi c'est important alors je pense que certainement aussi que vacances vertes bu Khady Camara dina fi yegsi parce que muy tamit lu nga xamante ne bi dafay ñëw pour seetal plage yi seetal gox yeeg goxaat yi Thierno ñu ñëw nag ci wàllu économie parce que loolu tamit dafa am réew dafa am solo lool ci gox. waaw c'est vrai bu ñu réglé yenn problème yi mu des nag wàllu liggéey xëy ak gont Médina Gounass lan moo téye économie yom tey est-ce que femme yi la parce que ñun ci suñu gëstu gis nañ ni Guédiawaye vraiment foo dem ñu ne jigéen ñi ñoo yore kër alors est-ce que fii tamit noonu la gis nga ñun suñu public bi ñëpp ay jigéen la quasiment est-ce que effectivement fii am na yan genre yëngu-yëngu la nit ñi di def justement pour mën a yore seen bopp yore njaboot yi. waaw merci Thierno loolu boo ma ko laajee encore day bokkaat ci li nga xam ne daf may gën a bégal ndax que suñu jigéen yi bëgguñu lu dul liggéey xamuñu lu dul liggéey mais c'est que suñu problème tamit dinañ ko sawar a wax lancé ci ndimbal ci monsieur le maire ci président de la république ci gouvernement bu Sénégal que ñoom bëgg nañ liggéey mais suñu problème ñun Médina Gounass problème mu marché am nañ ko te suñu bëggoon tamit suñu jigéen ñi ngeen xam ne kenn mënu leen ci liggéey ñu amal suñu bopp marché ñu war a xëy fajar di dem di daani seen doole fii ñi fi taw yëpp ñoo yor seen i kër
yor seeni doom yor seeni njàngi doom. très très bien mais nag li ñu gën a bëgg nag mooy ku ñu jox doole jox leen doole ñu mën a liggéey ngir wane li nga xam ni moom la ñu bëgg a feeñal ci biir Médina Gounass kenn mënu leen ci liggéey mais pratiquement nag dañoo amagul fu ñu liggéey. d'accord loolu nag sañ nañ ko ñaan monsieur le maire sañ ko ñaan président de la république mu gestul ñu suñu jigéen ñi. ndax ñu am fu ñu mën a sonnee wane seen yéene. ci biir waaye nag man ma dollu ci suñu amee fu ñu mën a dem muy ay marché ak yooyu waaye nag financement tamit defe naa ne jigéen ñi dañ koy soxla n'est-ce pas. waaw loolu tamit soxla nañ ko parce que pratiquement dama la doon bañ a kii mais fa laa jëmoon. parce que tamit wax dëgg yàlla financement yooyu soxla nañ ko. te ay jàmbaar lañu. dëgg la wax dëgg yàlla ñu ciy féliciter aussi monsieur Ba. dañ koy wax ne dañu toog des fois di déglu mu am yéene lool ci jigéen ñi pour ñu am financement yooyu. aussi ñu ngi ciy lancé appel président de la république mu gestul ñu suñu jabar yi suñu yaay yi suñu jigéen ñi suñu rakk ñi ngir ñu am financement boo xam ne dinañ ci mën a téye seen dund téye ci seen i dund doom. très très bien loolu daal bëggoon nañ ko. alors Thierno on va terminer mais daal lañu mën a jàpp ci gox bu ñu jaar defe naa ne am na ay doléances et am naa yaakaar ne autorités yi certainement ñi ngi ñuy seetaan te xam naa ne loolu yëpp incha allah danañ ko saafara Thierno on va terminer. waaw beneen question bi xam naa mooy sama dernière question. lu am solo parce que quand même ab réew boo ko bëggee defar faw xale yi jàngi tey est-ce que Médina Gounass am na ay jumtukaay yu doy maanaam ay école primaire wala lycée wala collège yoo xamante ni xale yi dinañ mën di xëy di dem di jàngi ñëw sans ñuy dugg ci ay oto wala dugg ci ay kii di def ay trajets yu gudd parce que loolu aussi bokk na ci yi gën a sonal les jeunes de la banlieue. merci Thierno laajaat nga laaj bu am solo ci wàllu njàngum xale yi aussi. defe naa am nañ fii école fii ci ginnaaw boo avancé avant nga yegg montagne bi. am nañ fi école boo xam ne suñu doom yu bari pratiquement fa la ñu jàngee. avant nag daan na doon sa doom dem école sa xel du dal. yaa ngi xalaat télé bi muy jaar parce que école Thierno Salif Ndongo ñun ñëpp fa lañ jaar. booy jéggi ci télé ngay jéggi booy wàcc télé bi ngay jéggiwaat. mu doonoon lu difficile. mais ci ndimbalal état aussi permettre nañu ba ñu am école boo xam ne mu ngi fii. nga xam ne suñu doom yëpp pratiquement ku génn fa ngay jàngee. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. ci côté secondaire bi nag fan la ñuy dem. waaw ci côté secondaire bi ñu ngi dem CS3 fii après Essence Touré bi. d'accord foofu la ñu jàngee. mais pratiquement école bi nga xam ne xale yi primaire bi xale yi di jàngee mu ngi fii ci kaw télé bi. boo jàddee foofu la école bi nekk. Thierno c'est bon. c'est bon. en tout cas merci. xam nga laaj yi moom du jeex. mais defe naa dañuy tënk rek tey bon. xam naa ñàkkul ni Abdourahmane bu ñëwee dina am ay questions yu mu tout à fait en tout cas Thierno ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax parce que saa su ne nag mbokk yi gox bu ñu dem Thierno di taskatu xibaar dafay def ay gëstu ngir ñu gën a xam gox ba ñuy dem daal am daal yu bëri daal yu ñu fa jëlee en tout cas ñu ngi lay remercier di la retrouver incha allah suba fële ca Waxinam Nimzat foofu tamit dinañ fa def émission suba incha allah mbokk yi may fàttali ne ñi ngi si suñu page Facebook Tam Tam Vacances di fàttali nag toujours ne ñu ngi ci canal 5 bu TNT bi mun ngeen ñu suivre aussi sur YouTube. alors ñu dem xooli sujet Abdourahmane mu ne l'empire du mensonge muy livre bi nga xamante ne bi Aminata Sow Fall moom bind na ko waaye ci biir livre boobu it daf ci indi aussi waxtaan bu jëm ci mbirum inondation mbokk yi ñu dem xool sujet bi dellu si waat mën a continuer Tam Tam Vacances may fàttali ne ñi ngi fii ci Médina Gounass. livre bi Aminata Sow Fall dafa toog 12 ans après mu doog ñuy andi livre bi ñu tuddee l'empire du mensonge ak livre bi aussi am na jàngat yu bari yu ci am c'est comme si 12 ans yi mu toog yépp dafa meraloon société sénégalaise léegi nag lii c'est comme si benn crachat bu mu def par rapport ak li xew ci société bi actuellement. thème yu bari génn na ci comme genre jom fulla abnégation travail et tout te loolu le personnage principal bi ñu tuddee Sada incarné Sada dafa soo ko gisee benn père de famille la buy vivre dans les valeurs boo xamante ne ni actuellement je peux dire moo manqué Sénégal moo manqué en Afrique couvé na famille am ci dund bi et tout
léegi pour nga comprendre Sada ni mu mel dafa obligé remonter ba ci arrière grand-parents yoo xam ne ci alxuraan lañ ko yar et tout et jikko yi rafet yi ci milieu boobu ci lañ yaree papaam ma pate wax amutoon les moyens qu'il faut mu nekkoon dëkkoon ci banlieue bi inondation bi mu ñëwee mu obligé dem ci dëkk ci benn décharge ordure ñu mën ko si suñu remonter histoire mën nañu wax ni que mbëbës la ñu tuddee ko Buuju entre guillemets malgré fi mu dëkk malgré que milieu bi c'était pas favorable Mapate réussir na yar doomam ci benn climat boo xam pour te dire que c'est pas xaalis mooy forger nit mais valeur yi ñu koy transmettre. Aminata Sow Fall au lieu que mu ñëw andil ñu benn problème bu ñu posé non dafa indi une solution au problème qu'on vit actuellement dafa indi une réponse une solution boo xamante ni mun na nekk benn viatique pour tout le monde. Pendant les vacances la meilleure chose à faire c'est de lire mën nga jël sa livre dem plage toog lire y a pas meilleur endroit dem ci jardin yi nga lire lecture déjà. C'est pas que nga nekk littéraire et tout non lecture c'est recommandé pour tout le monde journaliste scientifique docteur et tout ñëpp dañu war a lire parce que dans la lecture si la ñuy mën a amee des idées beaucoup plus claires des idées beaucoup plus nobles quoi. mbokk yeeg xarit nag gis ngeen sujet bi ñu suñu xarit Abdourahmane indil ci mbirum littérature sànq nag El Hadj Thierno Dramé ba muy génn plateau bi nee na ma yaa xam mais libre mais waxal téere benn yoon te muy dëggit kon nag ci mbirum téere bi nga xamante ne bi Aminata Sow Fall bind na ko l'empire du mensonge mu am ay sujets yu bëri yu nga xamante ne bi moo ngi ko ci dugal dinañ ci waxtaan ak Abdourahmane ñu ngi lay nuyu en tout cas c'est un plaisir de te retrouver et surtout nag en banlieue te di kontaan nag Abdourahmane saa su ne parce que depuis que ñu commencé ñëw ci banlieue bi commencé Pikine ñëw Guédiawaye en tout cas on a des informations même ñun sax ñi ngi jàng mbir yu bëri yu nekk lu am solo ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax fii ci Médina Gounass. waaw yaa xam maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Médina Gounass. di nuyu suñu invité bi monsieur Sylla. et kontaan ci li ma teew fii. dafa bëri ay coïncidence ak ay hasard yoo xamante ne nii c'est tout à fait heureux. tout à fait mais dinaa si ñëwaat dama bëgg. toujours wax ci sa waxtaan ak Thierno Dramé. ñu téere en fait moom mooy livre. dëgg la ci wolof waaye téere dafa am ñaari. signification ñaari sens. oui mooy téere boo xamante ne nii dañ koy jàng. téere boo xamante ne nii da lay aar. dëgg la et livre Aminata Sow Fall bi téere la ci ñaari sens. mooy day aare ci ñëwaat dafay aar. parce que Aminata Sow Fall dafa nekk écrivain boo xamante ne léegi am na 74 ans. tout à fait waaye donc mag la. macha allah ñu ñaan yàlla guddal ay fanam. encore bàyyi ko ba ci kanam dafa doon koo xamante ne dafa jar a bàyyi xel dinaa ci ñëwaat. mais dama bëggoon wax. ci wàllu coïncidence ak hasard xaw ma le hasard n'existe pas yoon bii laa leen jaar su may jàngi. c'est vrai tali bi fi ma doon sa yoon. waaw et bi ngay jàngi c'était comment. dem jàngi Limaamu Laay. et c'était comment. non ay suuf la wala ay mbalit wala ay et cetera. d'accord donc c'était pas ça. donc nous on voit l'évolution. voilà on voit l'évolution de ce changé. quartier. Ouais. tout à fait. donc le quartier a beaucoup évolué amoon naa fi ay xarit yoo xamante ne nii ay jàngkat la ñu woon. malgré les conditions difficiles. mais alors pour dire aussi que yow tam jàngkat nga. voilà macha allah aujourd'hui donc. c'est des cadres yoo xamante ne dama leen di croiser ci entreprise yi c'est des pharmaciens. c'est des ingénieurs. maa ngi kenn loo xam ne sama xel ci la dem Omar Wane maa ngi koy nuyu au passage xaw ma fu mu nekk léegi. d'accord donc voilà. donc c'était juste pour dire que. Médina Gounass am na nag ay doom yu nga xamante ne bii. ñu ngi occuper ay fonctions yu kawe fii ci Sénégal et je pense que c'était bien de le souligner. effectivement parce que démb ñi ngi woon côté boobu Limamou Laye mi ngi ci côté bi. Limamou Laye c'est un lycée d'excellence. tout à fait. et boo xoolee xale yu bëri fii nii Limamou Laye la ñuy jàngee. et di fa def ay résultats yoo xamante ne macha allah malgré les conditions difficiles. très très bien loolu aussi lu jar a souligner la. alors c'est vrai que les conditions sont difficiles et ñi ngi def tout en tout cas. à tous les niveaux pour améliorer ko. Abdourahmane ñu ñëw nag ci livre bi. nga xaw ñu ko tënkal. ñu dugg ci waxtaan bi nag ak suñu invité je rappelle monsieur Ahmed Sylla. Abdourahmane. waaw livre bi maa ngi lay wax naan sax dafa am ay genre coïncidence parce que am na boo koy lire am na passage yoo xamante ne da nga naan Gounass lay wax. c'est vrai. ouais boo jëlee à la page 26 mu doon muy décrire benn quartier bu nekk banlieue. ba nga xamante ne inondation yi dañ fa bari woon.
ndox bi sonnal population yi. ba d'ailleurs ki nga xamante ne moom mooy personnage principal livre bi dafa obligé génn këram. je pense que loolu nekkoon na loo nga xamante ne fii am na population yu ko xamoon fii yoo xamante ne vivre nañ ko ci la histoire bi jugee. mais nag Aminata Sow Fall mu ñuy jàngal ne malgré lu àdduna jafe-jafe. lu mu métti. nit dafa war a sàlloo ak ay valeur am maanaam nité. dignité humaine. mu doon loo xamante ne lii ay valeur la yoo xamante ne da koy andiwaat. comme téere pour askan wi mën koo jëriñoo parce que gis nañ ne am na affaire yu bëri yi nga xamante ne société bi ay waxu. violence waxu ñi nga xamante ne ni daal parfois société bi doxee ni mu demee nii nit ñi dañuy tiit ci ni muy demee Aminata Sow Fall nag dafay andi ay solution et moom la ma am solo ci moom mooy dafa jar a bàyyi xel parce que généralement dafay anticiper ci luy xew dans la société def na ko ak l'appel des arènes bien avant wane woon ne làmb fu mu jëm dans la société sénégalaise ak rôle bi mu nar a joué waxoon na ci waxaru talibé ak mendicité des enfants teloon na ko wax donc bés bu ñëwee génn waate livre bi tuddee ko l'empire du mensonge aussi je pense que ne ñu bëri war nañ cee war a mën a inquiété wu war ko gën a mën a jàngaat gën a xool ay prescription am ak ay préceptes am pour gën cee mën a jëriñoo donc muy insister sur valeur u nité ak éducation yi ñu war a jox xale yi. maa ngi doon discuter d'ailleurs sax tout à l'heure ak monsieur Sylla mu ne ma loolu aussi c'est une préoccupation ici à Médina Gounass teg xale yi ci yoon bi nga xamante ne nii déwén incha allah wala at yi di ñëw buñ leen dénkee réew mi wala dëkk bi dinañu mën a nelaw ci jàmm. waaw merci Abdourahmane laajat nga question bu am solo ci wàllu éducation ci xale yi defe naa ni boo demee ci biti am na sax ñoo xam ni dañu ragal a wax ni Médina Gounass laa dëkk te pourtant Médina Gounass ñu baax ñoo fi dëkk ñu am jom ñoo fi dëkk ñu am fulla ñoo fi dëkk ñu nangoo jàng ñoo fi dëkk ay cadre ñu ngi fi effectivement ñu jël ci benn exemple tey meeru dëkk bi Gounass la juddoo fii la yaroo fii la defee ay études am fii la réussir ba dégg monsieur le maire kon Gounass ay jàmbaar ak ñu am jom ñu ngi fi des fois nag nga dégg ñu ne banlieue bi koo tuddal Gounass rek mu yaakaar ni agression bi wala banditisme bi pourtant mën na bañ a am mais mën na amit mais je pense que Gounass boo xoolee xale yi ñu ci bari suñu xëyee seen atelier la ñu occupé ñi ci amul atelier ñu ngi xëy di daani seen doole ci biti mën a yori seen i njaboot yori seen i soxna Gounass ñu baax a fi dëkk ñu am jom a fi dëkk ñu nangoo liggéey fi dëkk parce que monsieur le maire mas naa dégg mu ne pourtant gars yi ñu ngi wax agression ci mbir Médina Gounass mais ñooñu sax bu dee ay agresseur lañ suñu njaboot lañ ñun dañu war a def yitte ba agresseur yooyu dellu nekk ñi nga xam ne dañu nodd ci jumaa yi ak di taxawee jàkka ji ak di ñëw di occuper ay poste ci biir maire yi ak entreprise yi te loolu yaakaar naa ñun doomu Médina Gounass yëpp ñu ngi ciy liggéey. waaw ci biir loolu ci liggéey boobu ngay wax nag naka ngeen organiser woo parce que yaakaar naa ne comme ni ñu koy waxee xale yi tamit dañuy soxla ay rencontre dañuy soxla ay sensibilisation pour mu am ci fànn yu bëri yu nga xamante ne bi dañ leen ciy war a ñaax. waaw bi ci njëkk rek ci vacances la ñu nekk mënoon nañ bàyyi xale yi nekk ci yeneen mais monsieur le maire fexe na ci ndimbalam ba jël xale yi nga xam ne dañu nekk en vacances mu jël leen ci école bi en charge. di leen fa téye di def ci ñoom éducation di leen dimbali ci seen wàllu jàng di leen xelal pour après bu ñu ñëwaatee ci beneen classe bi ñu dem ñu mën ci am expérience boo xam ne du ñu topp fo bi ak caaxaan bi loolu tamit ci ndimbalu jeunesse su Médina Gounass ak jigéenu Médina Gounass yi ñoo ko jooy fañ ko war a jooyee ñaxtu ko fañ ko war a ñaxtoo monsieur le maire xam ni loolu amal na population Médina Gounass solo mu ñëw jàppale ñu ci loolu waaye loolu avant mu koo def njaboot gi ñoo toog volontaire te seeni doom bëgguñu ñuy nekk vacances topp football bi topp yeneen bëgg nañ ñu am expérience beneen boo xam ne dina leen mën a jëriñ loolu ñu ngi ko ciy félicité moom it waaw Abdourahmane mbirum téere la ñuy wax téere mu nekk lu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla dafay am solo waaye nag est-ce que wàllu woowu parce que tamit léeg-léeg di dajale ay téere ci ay lieux yu nga xamante ne bi xale yi dañ leen fa mën a dem di nafar loolu tamit daf ciy am solo est-ce que yegg si ngeen ci wala ay projet la waaw loolu ay projet la parce que projet boobu ñu ngi ci parce que am nañu yaakaar ni du yàgg loolu am fi parce que bëgg-bëggu Médina Gounass la nag wax dëgg yàlla
ci projet yooyu comme niñ koy waxee suñu rakk ji toog dañ koy tiitaroo parce que As moo jiite groupe étoile tey boo ko laajee fu mu dëkk Médina Gounass la dëkk te pourtant ci lii la teddee ci lii la yoree njabootam yor waa këram yëpp boo laajee ñeneen am nañ fi ay mbër yoo xam ne dañu gëm seen bopp di dund loolu am nañ fi ñoo xam ne ay jàngalekat lañ ci biir Médina Gounass la ñu yeewoo ba tax na loolu projet boobu ñu ngi ci liggéey ak état du Sénégal pour mu jàppale ñu ba loolu mën a taxaw fii. Très bien. Alors Abdourahmane, on parlait de ça, de bibliothèque aussi am na solo nee na c'est un projet ñu ñaan yàlla sottil ko pour que xale yi mën a dem foofu tamit c'est un espace aussi. C'est un chantier am na solo parce que éducation moom mooy transformer dëkk. gis nga xale yi bés bu ñu góorgóorloo ci éducation moom mooy tax déwén wala at yi di ñëw comme ni ma ko waxee mooy créer ay vocation. parce que émission bi aussi loolu mooy solo parce que pour ñi nga xamante ne ñi surtout les enfants. oui ñi nga xamante ne ñoo yëg ci kaw kër yi dañuy seetaan yëg ci kaw garab yi dañuy seetaan et cetera. dañ ciy gis ne demee dama bëgg a mel ni yaa xam. dëgg la demee dama bëgg a mel ni caméraman bi demee on crée des vocations bu ñu ñëwee fii. et loolu éducation moom mooy yoon bi nga xamante ne moom moo leen di jaarale pour ñu réaliser seen objectif. et je pense que rôle autorité du leen loolu accompagner jeunes yi surtout ñu réaliser seen objectif pour mën a transformer seen ëllëg parce que ku ci màggee parce que Médina Gounass ci ay wax maa ngi dégg 1962 lañ ko sant. waaw nekkatul rek dëkk boo xamante ne peut-être première génération d'émigrés la woon. avec la sécheresse et cetera ñu ñëw mais ñii fi lañ fekk baax. est-ce que xam nga donc ñii bés bu ñu màggee tekki. fii lañ lu ñu am fii lañ koy andi donc ñoom ñoo mën a transformer la société ñoom ñoo mën a transformer seen environnement et loolu ci éducation lañ ko jaar. te nag gis nga Abdourahmane éducation boobu monsieur Sylla dama ci kontaan encore une fois ci jigéen ñi parce que jigéen ñi ci bëri xëy na ñoom suñu jàngul sax mais fii ñu toll ñi ngi pousser seen doom yi pour ñu réussir di ci def seen kamtalaay kàttan pour ñu réussir kon nag yaakaar naa ne ku dimbale jigéen ñi di nga dimbale tout simplement la population. waaw yaa xam li nga laajaat am na solo mooy day ñëwaat sànq rek ci suñu question ñii ku leen dimbali rek sa xel day daal di dal parce que ñun bu ñu xëyee ñu ngi ci liggéeyukaay yi ñoom ñooy des ak njaboot gi kon bu ñu leen doolelee ñu mën a dooleel njaboot gi bu boobaa ñun dinañ mën a tranquille fi ñu nekk suñu xel dina mën a dal te loolu ñu ngi ciy ñaan dimbal fu ñu toll duñ ci dañ ko ñaan vraiment parce que yéenay des ak xale yi yéenay des ak njaboot gi kon ku leen dooleel rek après ñoom dinañ mën a dooleel xale yi ci éducation parce que ñoom ñooy yar nag ñun moom des fois ñu wàcc 10 heures wala 11 heures doo xam sax xale yi nu ñu déroulé bu defee ñoom ñooy des ak xale yi loolu tamit day laaj ñoom ñu am ndimbal boo xam dinañ mën a satisfaire xale yi ba ñu mën a jëriñu ci seen wàllu éducation. effectivement oui Abdourahmane effectivement éducation jigéen nee nañ boo yaree jigéen yar nga réew. qui éduque une fille éduque une nation. non seulement dafay am jeexital li may wax léegi c'est le charme du plateau li may wax non seulement dafay am jeexital ci ñoom mais aussi dafay law ci seen i doom ci wàllu éducation ci wàllu santé aussi xam nga loolu yu bëri ay études yu bëri firndeel nañ ko alors wax nañu am nañ benn bibliothèque ba nga xamante ne ni moo ngi nekk en chantier incha allah et puis ñu ñaan yàlla bibliothèque bi émerger ba nekk et puis il y a aussi des artistes à Médina Gounass ay wax nga am na ñoo ci tudd sànq am na ñoo xamante ne ñi ngi ci wàllu musique bi ñi ngi ci wàllu art bi nga wax ñu de façon générale vie culturelle bi ak artistique bi nan la demee fii ci Médina Gounass waaw ay troupe théâtrale aussi tu vois waaw am na fi ay groupe théâtral ay artistes ci loolu sax la ñu xamee ni comme ñun Gounass dañu am ay artistes yoo xam ni dañ ñu amal njëriñ parce que dama koy wax sànq wax nga ko ma ne nga ne lépp lu ñu am ëllëg Gounass la ñu tiitaroo exemple tey bu ñu jëloon As mu dem États-Unis toog fa di tëgg waaw dañu tiitaroo ni doomu Médina Gounass moo toog États-Unis di tëgg dëgg la bu ñu amee mbër bu dem États-Unis am fa ndam dañu tiitaroo ni Médina Gounass moo am ndam ci loolu nag la ñu ñaan la état du Sénégal ak ki nga xam ne moo fi teew tey ba ñoom ñi nga xam ne ñoo yor wàllu culture bi ñu wutal leen foo xam ni tey lépp lu ñu organiser dootuñu baare télé bi dootuñu dugg ci mbedd yi dañu dem foofu organiser fa la ñu siy organiser kenn du leen déranger kenn du leen sonal ba seen cérémonie jeex kenn du leen indil problème loolu tamit mu ngi en chantier defe naa bu ngeen doxantoo ci Gounass dinañ leen ko won mu ngi en chantier bientôt xam naa ñu war ko inaugurer incha allah te loolu tamit ci wàllu culture bi lay dox pour ñu seconder xale yi nga xam ne dañu gëm culture
dañu gëm théâtre bi dañu gëm làmb ji kon ñooñu il faut que ñu jox leen loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku ñu mën a gis seen bopp ci biir Médina Gounass loolu ci ñu ngi ciy féliciter état du Sénégal bu baax a baax ci opportunité boobu mu ñu may ba suñu doom yi nga xam ne suñu jarbaat yi nga xam ni li ñu gëm mooy culture ñu fas yéene ci am ëllëg lu ñu yoree seen njaboot ñu jox leen foo xam ne dinañ fa mën a toog di fa jëriñu di fa lijjanti seen bopp bu mën a am li nga xam ne. alors monsieur Sylla ñi ngi aussi di nuyu ñi nga xamante ne bii xëy na Médina Gounass ñu dëkkoon nekk étranger parce que aussi am na ñu bëri ñu nekk étranger à travers cette émission Tam Tam Vacances très certainement ñu ngi nii seetaan xam naa ne tamit Abdourahmane tout à l'heure bu ñu recevoir professeur Shadow dinañ ñëw ak monsieur Sylla aussi ci côté santé bi parce que gis nañ ne que jigéen ñi macha allah ñi ngi fii gis nañ ne xale yaa ngi fii yaakaar naa ne côté nag poste de santé yeeg yooyu faaw nag ñu waxtaan ci xool aussi doléance yi nga xamante ne bi ñi fi nekk daal ñoo ngi koy wax Abdourahmane on va terminer en tout cas di fàttali rek nekk téere bi ñu indil tey mu doon l'empire du mensonge bu Aminata Sow Fall muy téere bi nga xamante ne bi mbokk yi yéen a ngi nii di ko xool ci antenne bi mu nekk livre bu nga xamante ne bi am na solo ñu lire ko parce que nag ko bind daf ko xalaat bind ko waaye mu am ay sujets yu am solo yi ci nekk. effectivement toog na 12 ans di ci xalaat bind ko. jéggal ko askan bi. et vraiment boo ko retrouver fierté bi ngay wax pour nekk sénégalais valeurs yi nga xamante ne moom moo sas réew mi ak moom la ñu askan woo. surtout jamono yi ñu toll. soxlawul ñuy dund yenn dund yi. jar na nit ñi gën cee bàyyi xel. dignité ak nité. solo mbubu condition humaine mbubu nit xaw ma na laa koy waxee ci wolof am na solo parce que yar nit ñi ci muñ aussi am na solo patience endurance nga xamante ne très souvent livre boo koy lire da ngay andi ay mots yoo xamante ne mënuñu ko traduire ci français moom ay personnages yi nga xamante ne dañuy tudd benn tur boo xamante ne nii bañ gàccee xam nga valeur yooyu bu ci xale yi màggee ak bu ko màggalee am nañu yaakaar ne dañu mën a vivre société bu nekk en harmonie inchallah moo tax dañuy def di recommander waat ce grand livre d'une grande dame des lettres africaines Aminata Sow Fall l'empire du mensonge voilà foofu laa bëgg a terminer ma nuyu au passage bi ma ñëwee Gounass fekk naa fi samay étudiante pour wane ne aussi la jeunesse de Gounass ñi ngi góorgóorlu di jàng ñi ngi nekk ci université yi ma leen nuyu au passage muy tudd Jamila ak Dieynaba di nuyu seen waa famille très très bien alors Abdourahmane ñi ngi lay gërëm di la sant saa su ne yow tamit ci wàllu téere yu am solo nga ñuy indil di souhaiter encore une fois fii ci Gounass bibliothèque taxaw fii baax na torop ci njàngum xale yi on te retrouve la semaine prochaine c'est ça inchallah merci beaucoup Abdourahmane mbokk yi ñu xuus nag ci émission Tam Tam Vacances may fàttali mbokk yi ne ñi ngi fii ci Médina Gounass fii ci Guédiawaye am na beneen gox bu nga xamante ne bi danañ fa yegg waaye ñu ñëw xool nag ak professeur Shadow tey la mu ñu indil am na solo ñu jëm nag ci mbirum téléphone ñu xool sujet professeur Shadow bi recevoir ko Abdourahmane à très bientôt ñu dem régie dellu siwaat téléphone portable jumtukaay ngir jokkoo woote ak a wuyu yónnee ak a jot message yónnee ak a jot xaalis joxe ak a jot xibaar mu doon lu am solo du yombal dundinu doomu aadama bi fii ci réew mi nag am na ñoo xam ne bu doon man dong du ñu mus a yor téléphone portable habillage sax du ma leen permettre ñu daal di ko yor lu tax ñu dugg dans le vif du sujet. thermomètre benn jumtukaay la ngir natt li nga xam ne moom mooy température. téléphone portable mënees na koy jàppee benn xeetu thermomètre ngir natt li nga xam ne moom mooy comportement askan bi. nañu koy jëfandikoo di wane mat nite matadi ñàkk yar ñàkk xam ba ci dofe nëxër fëng bàyyi mu dem xel gee fa nëx ci paan la dëkk rapide sax a ko gën xoolal bu baax li ma lay wax. allo waaw Modou yaa may dégg allo Modou xanaa boo wootee war a mun a nuyoo même bu fekkee ngay woo da nga ko xam. nuyoo dafa am solo am ñaan la su fekkee nag xamoo ko ginnaaw nuyoo na nga présenté wu bu ko defee kenn du la wax. kookan la kooku yow la kan. yéen nit bàyyi leen boo leen décroché rek. kookan la kooku yow la kan. du teggin nit day dal nit du màmm nit du perroquet. waxin dafa am solo nuyoo dafa am solo Abdou Ndiaye waxal ak ñoom waay. ginnaaw bi nga présenté woo ba noppi nga wax la nga soxla wala laaj ka nga soxla
boo bañee dégg. allo koo soxla woon. lan la bu yàlla defee nga jum ci numéro bi. war a mun a jéggalu tàggoo te bul raccrocher directement. nit day am classe bañ a dofe ba maara day taali ñu xeeb la. foo ne allo ñëpp a gestu ne la xujj nga war a mun a ruus yaa ngi déranger soo comment ah lu yuuxu wax téléphone dafa laaj yuuxu. wax téléphone dafa jar sàllar ñeeku ni ku ne grand théâtre ba ñu lay ciipatu ndax jéppi la. nit day am classe la ngay wax intéressé wul ña nga dendal xanaa ña sob te bañ kumpa. nit day nite waaye mel ni fas bu maam mu bërti rek ratatati ni mété doo dégg doo déglu xalaas. kookan la kooku yow la kan. allo salaamaaleykum. oho dama ni yow la kan yow doo Moodu. sëñ bi na nga def waaye. waa ana Moodu waa joxal téléphone bi Moodu. bàyyi leen téléphone jàmbur yi ngeen di décroché. kii coupé na di. waaye di ba bëgg a dee. woo ma sama téléphone nuyoo woo ba noppi bëgg maa fàtt. ñàkk yar ñàkk xam maa tey wayadi matadi dina feeñ ci nu ñuy jëfandikoo téléphone ci réew mi. ñaata yoon la fi photo yaramu neen photo biir ne teeree ci internet ndax borom portable bu sàggan. dem na sax ba léegi ñenn ñu soppaleku doon ay Colombo ay agent 007 ay Rick Inter ay commissaire Navarro uniquement ak seen téléphone portable. filmer enregistré jël photo espionné publier xaawi sutura wala déclenché li nga xam ne moom mooy chantage. du lenn lu dul jikko yu bon ak éducation de base bu foiré. allo salaamaaleykum. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. guddi moo ñu boole. d'accord da nga ma géntal gént itam sama numéro. ah c'est bien. waaw. ma envoyé la carte crédit bu 10 000 francs pour nga wax ma gént bi. ok. mais yow est-ce que yeewoo avant fin gént bi parce que boo fekkee woon fin gént bi di nga xam ne fii kekk la sama waa ji neenu arnaqueur bi fi bonte amee dégg raccroché na. yow mi di wuyu téléphone portable si mbedd wala ci wotu transport en commun non seulement di wax ci kaw di sos di jow di wax naka su dul noonu di xaawi sutura ak a raconter sa vie privée mais yow lan moo la dal yow lan la yow nit nga wane wu ba mujjee won na sa musiba. non wuyu ma wuyu ma banque laa jóge nii foofu laa génne nii laa la wax nii récupéré naa xaalis bi mu ngeeg man fii. xaalis. waaw mbokk yeeg xarit yi nag mu doon njàngat bu am solo ak professeur Shado ñuy def rek genre continuité parce que nag sànq Abdourahmane mi ngi wax mbirum éducation loolu mu bokk tamit ci éducation bokk ci ay valeurs yu nga xamante ne bi léeg-léeg dana baax ñu koy baamtu di ko fàttali doomu aadama yi professeur Shado maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci Médina Gounass encore une fois émission Tam Tam actuellement fii ci Guédiawaye di kontaan nag ci njàngat yi parce que yaakaar naa ne am na xëy na ñu nga xamante ne bi daan nañu am comportement bi xëy na suñu seetaanee émission bi nañ ne naa def attention parce que nag ay mbir yu doy waar a ngi ci biir professeur Shado. effectivement yaa xam ma lay nuyu ba noppi nuyu téléspectateur RTS 2 yëpp. di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Médina Gounass di rafetlu seen teewaay itam fii. par rapport ak question boo xam ne posé nga ma ko yaa xam mu doon lu am solo xam nga téléphone portable dafa lëmbe dëkk bi. dinañ faral di ko wax ne téléphone portable yàq na dëkk bi. internet yàq na dëkk bi réseaux sociaux yàq na dëkk bi. ma ne déet parce que téléphone portable c'est un outil. outil la boo xam ne boo ko fa tegee boo ko bàyyee fa nga koy fekkaat. donc utilisation bi en fait moom mooy poser problème te utilisation boobu tey bu poser problème je crois que dañuy def ñuy renvoyer si li nga xam ne moom mooy éducation boo xam ne Abdourahmane mu ngi ko doon wax sànq éducation jëm ci yar
éducation jëm ci joxe xam-xam d'abord éducation jëm ci yar boobu mu doon lu am solo parce que la majeure partie luy feeñ ci utilisation téléphone portable boobu feeñ na ci nit ki fu téléphone portable nekkul donc loolu moom màgg tey ba dem li nga xam ne moom mooy ci réseaux sociaux yi par extension dem ci internet parce que ku ne téléphone portable itam wax réseaux sociaux yi wax itam li nga xam ne moom mooy internet au delà de yeneen yoo xam ne am na si téléphone portable mauvaise utilisation bi ci ni ngay décrocher ci ni ngay waxee nit ki ci ni ngay tegee dil ci yeneen yoo xam ne am na fi mais utilisation bi jéggi na foofu bu internet excès li nga xam ne mooy nouvelle technologie daal di indi problème yu bëri yoo xam ne ci réew mi. alors ñi ngi lay gërëm encore une fois monsieur Sylla xëy na nag am njàngat aussi boo am ci li ñu professeur Shadow indil ci mbirum téléphone. waaw mu nekk njàngat bu am solo lañ ci gis li yëpp day delluwaat ci éducation. parce que nit balaa ngaa wax ak doomu aadama lu yonent bi moo ko njëkk a jàngale. balaa ngaa wax ak nit da nga koy nuyu. yooyu ci ay éducation yi ñu seetlu la. te nit tamit war nga am bàmmeelu biir war a am loo garder sa bopp. ba booy wax téléphone lu jëm ci wàllu xaalis wala jëm ci wàllu leneen loo xam ne amal na la solo yow am nga sa néeg wala am nga sa oto nga ànd ak dal ànd ak teey gis naa ci tamit am na nit ñoo xam ne dañu teeyul te teey ci ndox lañ ko sàkku mais ci nit la gën a baax yooyu yëpp seetlu nañ ko ci vidéo bi beneen bi ci topp it nit war na bàyyi xel nawleem muy doomu aadama booy wax ak moom nga jox ko cër beneen bi ci topp tamit sénégalais yi war nañu yeewu ci téléphone yi ñu lay woo di la wax géntal naa la lii géntal naa la lii géntal naa la lii ka dem bay sëriñ ba dem bay gént kooku nelaw na ba gént te sëriñ bu baax dëgg-dëgg day toog ci kurusam nekk ci kurusam ba yàlla woon ko la mu koy won waaye nelaw naa ba gént kooku waruloo ko sax déglu ba mu lay nax loolu tamit na ci sénégalais yi bàyyi xel bu baax loolu laa ci amoon jàngat bu ma ci gis. professeur Shadow. waaw je crois que décortiqué na vidéo bi ah. ben oui il a bien suivi. décortiqué na vidéo bi je crois que objectif bi en fait loolu la woon. pour won sénégalais yi ne téléphone portable utilisation bi am na ñoo xam ne dañ ko jël wooteek wuyu la. yónnee xaalis jot xaalis parce que téléphone portable dafa important. tey buñ ko amutoon xaw ma suñu dundin dina am loo xam ne dina des. parce que dafa ñëw bokk suñu dund yombal dund gi yombal jokkoo bi yombal liggéey bi yombal yeneen ak yeneen yoo xam ne temps yi téléphone portable nekkulee fii donc xawoon na métti tuuti. mais y a aussi une mauvaise utilisation parce que sax yaa ngi koy wax. je pense que léegi nit ñi commencé nañ ci yeewu. muy mbirum photo yi muy mbirum enregistrement yi en tout cas ñi ngi ñaax encore une fois population bi ñu def très attention. effectivement je crois que mbirum photo yi ak mbirum yenn vidéo yoo xam ne dañ koy faral di def. maa ngi koy wax sànq boo delloo ci ginnaaw je crois que côté éducation bi la côté itam sànq mu ngi wax ne ëppal bi. dafa am ñenn ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ni téléphone bi seen téléphone la. lépp lu ñu si contenu bépp bu ñu bàyyi ci internet wala ñu dugal ko si téléphone bi seen contenu la. te xamuñ ne internet loo xam ne sa vie privée la. boo ko dugalee ci internet wala mu rëcc dugg ci internet moomatoo ko ça devient public donc lu nit ñi war a sóoraale la loo xam ne buggoo mu dem ci internet war nga ko sóoraale ba nga xam ne doo ko bàyyi sa téléphone portable parce que téléphone mun na wadd mun nañ ko sàcc mu teeree ji nit jël ko de mauvaise foi mu jël contenu bi dugal ko ci internet soit pour chantage la wala mu am mauvaise foi mu bon rek doon nit ku bon jël dugal ko noonu rek pour yàq sa der wala leneen lu stop mais quand même nit ñi war nañu sóoraale ne nit téléphone portable c'est vrai que c'est privé yow yaa ko moom et tout mais du dencukaay boo xam ne comme banque la même banque sax dañ koy dévaliser voilà donc fii rien n'est sûr nit ñi war nañ prudent ñu bàyyi xel ci lu bëri utilisation bi doon utilisation boo xam ne bu rafet la pour itam njëriñ boo xam ne bu taxoon tubaab bi di ko créer njëriñ loolu itam ñu mun ko am mu doon njëriñ lu am solo. Très bien en tout cas professeur Shadow ñi ngi lay remercier peut-être une question à monsieur Sylla parce que nag ñi ngi Médina Gounass une question par rapport à la société. waaw par rapport à la société peut-être lu ma bëggoon laaj monsieur Sylla bon man c'est plus les jeunes quoi man ñoom les jeunes yi ñoo ma gën a intéressé femmes yi nañ ma jéegal dégg naa leen seen financement yi sànq kaasal nañ leen pare bàyyi ma kaasal jeunes yi voilà donc par rapport aux jeunes tey xam nañ ne Médina Gounass ci banlieue bi lañ nekk jeunes yi fii par rapport ak seen activité yu fi gën a fës à part la culture yan activité moo doon activité yoo xam ne gën na fës fii ci li nga xam ne moom mooy Médina Gounass fii. waaw laajaat nga laaj bu am solo activité bi gën a fës fii ci wàllu Médina Gounass jeunesse bi bëgg nañ sport de trop parce que boo sànq maa ngi la koy wax ci samay biir wax ma ne la bëri nañ fi ay mbër yoo xam ne ñu ngi gëmuñu lu dul réussir ci làmb
tamit dañ leen koy nangul parce que nit la mu yéene ba bëgg cee réussir li may dégg ci suma papa mu ne da nga koy pousse jàppale ko éduquer ci ko ci xelal ko ci ba mu mën ci réussir loolu bokk na ci yi nga xam ne jeunesse yi soxla nañ ko mais tamit jeunesse bi am nañ fi ay cadre am nañ fi ay xale yoo xam ne ñu am compétence lañ mais problème bi mooy amaguñu fu ñu leen mën a jël ñu recruter leen ngir ñu liggéey te loolu population Médina Gounass rawatina jeunesse bi soxla nañ ko ñu ngi koy est-ce que xalaat nañ aussi auto emploi waaw ñu ngi koy xalaat ñu ngi koy xalaat parce que tamit wax dëgg yàlla fu ñu toog ak lenn ci ay kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk état bi ñu ngi leen koy jooytu te ñoom it xam nañ ni suñu problème ci wàllu emploi soxla nañ ko ci biir Médina Gounass ndax xale yi wax dëgg yàlla am nañ jom am nañ fulla bëgg nañ liggéey mais suñ la wonee looy liggéey da nga ko liggéey suñ la ko wanul nag da ngay mën a toog rek xaar yàlla waaw dafa mel ni à chaque fois professeur Shadow gox bu ñu dem ñoo am ay doléances ñun daal RTS le groupe RTS service public la ñu ñun population moo ñu tax a jóg donc autorités yi dañ ñuy seetaan ñoom itamit xam naa ne de toutes les façons daal li ñu fi wax yëpp incha allah ak avec bien sûr maire yi nga xamante ne bi ñu ngi fi nekk di liggéey justement ñu ngi nuyu le maire de Médina Gounass monsieur Beydi Ba mi toog fii ci plateau bi aussi vraiment aux alentours di nu seetaan moom itam ñu ngi koy gërëm ci accueil bi nga xamante ne bi waa Médina Gounass accueillir nañu ko professeur ñi ngi lay gërëm xam naa cëppaandaw la nag monsieur Sylla dinañ ñëw nag aussi ci wàllu santé bi daal di ci waxtaan tuuti waaye nag balaa may dem ci météo ak Khady Didi damay ñëw ak yéen toujours ak daal ñi nga xamante ne bi waa étoile ngéwël bu Médina Gounass ñoom itamit ñuy def aar bu am solo ñu bàyyi leen ñu yëngal tuuti daal di jeexal émission bi ak météo ak Didi mbokk yi ñu dem dellu siwaat dañu leen di ñaan rek xam naa ne bu ñu jeexalee émission bi nag dañu leen di bàyyi vraiment def géew bi bu ko defee mbir yi neex bu baax a baax may fàttali nag ñu ngi ci tam-tam vacances RTS 2 fii ci Médina Gounass mu nekk accueil bu extraordinaire en tout cas ñu ciy gërëm ñëpp mbokk yi di continuer nag émission bi fas yéene ñëw ak yéen ci météo ànd ci ak Didi muy les prévisions météo ci tam-tam vacances Didi dafa mel ni nag moom itamit li ñu naan langue gi Didi mi ngi ci langue gi Didi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax ci fi nga xamante ne bii moom mooy Médina Gounass Didi. salaamaaleykum yaa xam salaamaaleykum mbokk téléspectateur u RTS 2 salaamaaleykum waa Médina Gounass tey nag dama ñëwoon fii si Médina Gounass maa ngi nii toog si benn pompe bi nag yàggoon na fii lool. moom moo doon manque ndox bi ay temps mais léegi dem na ba fii yëpp dañ ko pavé donc soxlaatuñu pompe bi mën nañu pompe bi comme décor la léegi ma ñëw ak yéen ci prévision météo bi Dakar matin dinañ fa am 27 degrés midi 31 degrés soir 28 degrés avec un ciel très nuageux ñu dem ba Diourbel matin bi dinañ fa fekk 26 degrés midi 34 degrés soir 29 degrés Linguère le matin 28 degrés, midi 37 degrés, soir 33 degrés. Kaffrine, matin 26 degrés, midi 34 degrés, soir 29 degrés avec un ciel ensoleillé. Saint-Louis, Ndar Géej, matin 27 degrés, midi 30 degrés, soir 28 degrés.
Ziguinchor, le matin, on aura 25 degrés, à midi 30 degrés, le soir 26 degrés. Matam, matin 30 degrés, midi 39 degrés, soir 37 degrés. Kédougou, matin 23 degrés, midi 34 degrés, soir 27 degrés. Thiès, benn dëkk ñaari gaar, matin 26 degrés, midi 33 degrés, soir 28 degrés. Kolda, matin dinañ fa am 24 degrés, midi 32 degrés, soir 26 degrés. Sédhiou, foofu lay jeexale, matin bi dinañ fa am 24 degrés, midi 32 degrés, soir 26 degrés. fii laa yem ak yéen mbokku téléspectateur u RTS 2 di leen jox dig daje ëllëg si beneen prévision météo jaarama. waaw Khady di ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax te Khady nag fa nga toog defe naa ne dañuy ñaan yàlla rek bañ a di ko utiliser muy pompe yi nga xamante ne bi moo fi doon jëlee ndox Khady léegi daal dafay nekk benn monument bu nga xam ne dañ koy teg fii rek pour xale yi nga xamante ne bi ñi ngi ñëw ci kanam di fàttaliku ñu ne leen lii de mooy pompe lan mooy pompe ñu ne fii dafa bëri woon ndox de waaye nag pompe bi moo daan ngacc ndox mi Khady en tout cas merci ti fi nga toogee rendez-vous demain inchallah. Inchallah. Merci beaucoup. Alors ñu dellu si suñu plateau nag sànq ñi ngi ko doon wax monsieur Sylla maa ngi koy wax tamit defe naa ne pompe bi dañuy ñaan yàlla mu nekk monument bu nga xamante ne bi xale yiy juddu ñu ñëw di ko visiter lii mooy pompe bi daan ngacc ndox yi mu nekk lu nga xamante ne bi teg ko fi ngeen ko teg dafa cee am solo lool kon nag inondation yi xëy na jeexagul tàkk waaye defe naa ne jéego yu mag wane nañ ko am na ci solo loolu nga ñëwaat ci loolu rapidement waaye ñu jeexale nag mbirum santé bi ak vraiment poste de santé yi ngeen am fii ak peut-être mbébét yi nga xamante ne bi am ngeen ko pour les femmes les enfants et toute la population. merci yaa xam ñu ngi lay santaat di la gërëm bu baax. di remercier ki génn léegi ci soxna tuuti moom daf ñu fàttali lu bari ñun ñi du xale yi sax mais ñun fàttaliku nañ lu bari parce que sànq Thierno mu ngi koy wax ay temps ministres yi bu ñu ñëwaan dañ leen daan jox ay bot ñu sol ko ànd ak seen i garde corps ku nekk ñu dajji la bot bu bees nga ñëw xuus ci ndox mi loolu firnde bi machine bi ñu koy installé su ma juumul le président Macky Sall mii ñëw na fi ay bot lañ ko jox mu xuus ci ndox mi waaw ñëw ba ci machine bi xool ni installé nañ ko fi xelam dal na boobu mu ngi nekk premier ministre du Sénégal sant yàlla parce que tey ay talon laa fi ñëwee tey ma gis yaa xam ñëw sol ay talon macha xam nga ñëw teg nii tàccu leen loolu waaye ci macha allah période bii ñuy wax mois d'août waaw yaakaar naa mois d'août bu ñu ko waxaan bu asamaan si xiinee sax damay nekk bureau mais damay woo ku mel ni sama taan Gedda Gay wala ma woo ku mel ni Alsane Fall ne ko mbaa tawagut mu ne ma taw na ma wëri lycée Limamou Laye di dugg ci mbedd yi di ñëw ba dugg sama biir kër te loolu am nañ ci firnde dañu amoon ñun ñoo fi dàq defar oto yaa ngi nii di daw waaw yaa xam ma wax la benn affaire ñun ñoo fi dàq defar pont nag déedéet kay c'est vrai de bon parce que ñun dañ daan ñëw ndox mi fees waaw ñu def pont sama buntu kër buntu kër Gedda Gay ba si buntu kër Moussa Ba Baydi Ba mii déedéet kay moom it ku mënoon defar pont macha allah loolu yëpp lu ko maye mooy dañ daan def pont boo xam ne ci la ñuy jaar bu ñuy ñëw ci la ñuy jaar bu waaye nag xam nga ñan laa doon yërëm wax dëgg yàlla ci image yi ma doon gis mooy as yi jigéen ñi doon as surtout dañuy asa ba sonn kon nag encore une fois félicitations jigéen ñi nga xamante ba pare bu guddee ñu sonn ci xale yi wallaay pour yooyu dëgg la sonn ci seen jëkkër yi dëgg la ci yooyu yëpp ñu ngi ciy sant yàlla jooyatuñ ko sonnatuñ ko xalaatatuñ ko parce que tey sax man barki dem bi mu tawee damaa yeewu ba pare doo ko xam ni taw na très très bien en tout cas ci biir loolu xam nga sànq yaa ngi wax mbirum moustique ak yooyu est-ce que aussi moustiquaire imprégné yi est-ce que sànq poste de santé yi et cetera ñu bàyyi la nga ñëw ci mbirum santé bi rapidement surtout moustiquaire yooyu ñu ngi ñu ciy dimbali bu baax a baax ndax yaakaar naa ni am nañ fi ay bàjjenu gox yoo xam ni permettre nañ leen suñu bopp loo xam ni du ñu jóg du ñu dañ te du ñu yee ci moustiquaire yooyu très très bien ci yee suñu jigéen ñi ñaari fan ñetti fan yoo gis ñu convoqué leen ci mairie bi ci ndimbalal monsieur le maire parce que moo ñu mooy opportunité boobu suñu ñëwee ñu yee xale yi jigéen yi ci moustiquaire yi yee leen toppatoo leen seen doom yi ci wàllu santé bi nag santé bi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla d'accord parce que poste de santé bii ñu fi am ay jamono metti woon na yaa xam mais léegi ñu ngi ciy sant yàlla très bien parce que nu mu tudd poste de santé bi poste de santé bi mu ngi tudd poste de santé ñu ngi ko tuddee woon Mouhamadou Seydou Ba moom la tudd bu ko defee poste de santé boobu monsieur le maire
bu yàggul def na ci ndimbal lu am solo parce que jël na lu valeur u 1 million def ko ci ay médicaments pour jàppale jigéen ñi nga xam ne dañ fay accoucher ak xale yi nga xam ne dañ leen fay faj loolu ndimbal la bi nga xam ne moom def na ko fa beneen bi ci topp bi mu ñëwee fekkaan na emploi bi personnel bi dañu tuuti woon def na ay yitte mook président Alioune Sall ñu ngi leen ciy remercier di leen féliciter ba ñu yokk personnel bi te ay doomu Médina Gounass rek lañ fa yóbbu loolu tamit sant yàlla la en tout cas monsieur Ahmed Sylla ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax nañu koy waxee saa su ne fu ñu jaar rek li duuf ci nag li xajul ci cin li c'est vrai que passage la ñu defoon fii ci Médina Gounass waaye yaakaar naa ne ñi ñu seetaan am na information yu nga xamante ne bi jot nañ ko ci jël ci gox bi nga xamante ne bi mi ngi fii ci Guédiawaye dernier mot ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax monsieur Sylla waaw yooyu ñu ngi lay sant yaa xam di la gërëm di la sant bu baax di rafetlu tey suñu plateau ak yow di ci am mbégte bu baax waaye di sant population Médina Gounass yëpp di sant jigéen ñi di sant mag ñi di sant xale yi aussi di leen wax ni rek lii dafa bokk ci loo xam ne war nañ ci jàngaat que ni Gounass du Gounass bu ñu beddi Gounass du Gounass bu ñu bàyyi Gounass bu noble la nañ leen ko gëm comme nañ ko gëmee woon démb ak barki démb di ci remercier nag RTS bu baax ak seen directeur Rachid Talla di leen ci féliciter ci opportunité bi ngeen ñu may parce que jàppoon nañ ñun bokkuñu ci àdduna bi mais tey boole ngeen ñu ci àdduna bi grâce à émission bi ñu ngi ciy kontaan bu baax di féliciter aussi monsieur Ba Baydi di féliciter conseil municipal bi yëpp waaye di féliciter jigéen ñi wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm di leen wax ne rek kontaan nañu ci yéen ñu ngi ñaan yàlla bu baax yàlla defar seen mbir te defar suñu mbir te def suñu ñun poste ñëpp ñu dara bokk ñu ngi lay gërëm di la sant waaye tamit professeur Shadow maa ngi lay gërëm di la sant inchallah on se retrouve la semaine prochaine merci professeur voilà merci à toi Yaham merci à toutes ces personnes qui sont là donc di leen jaajëfal lu bëri di jaajëfal itam téléspectateur RTS2 yi man semaine prochaine laay dellu si waat mais yéen suba yéen a ngi waat fii waaw ñu ngi Waxinaan Nimzatt très bien en tout cas téléspectateur u RTS2 gërëm nañ leen sant nañ leen waaye nag ñu ngi gërëm population Médina Gounass yëpp parce que vraiment accueil bi am na solo bi ñu ñëwee sax dañu ne waaw ok c'est vrai que accueillir nañu équipe ñëpp kontaan nañu en tout cas ci sama baat comme on dit ñi ngi remercier tout le monde particulièrement monsieur le maire Beydi Ba bi nga xamante ne bi équipe bi Fatou Dieye jiite ko ñoom Evelyne Lamine Fall Massata Tafa Cissé enfin équipe technique yëpp ñëw nañ waxtaan ak moom très rapidement ñu jël ay dispositions pour que émission bi mën a jaar yoon mbokk yeeg xarit yi dama leen di bàyyi ak le groupe Ngéwël vraiment étoile Ngéwël ñu def benn performance bégal ñi fi toog yéen tamit di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah suba fële ca Waxinaan Nimzatt pour terminer séquence bi nga xamante ne bi ci tam-tam vacances ñu ngi koy def Guédiawaye fas yéene xuus nag ànd ak yéen ci yeneen i gox dinañ dem ba Rufisque Lac Rose dinañ dem ba Saly pour bégal leen bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne à vous Étoile Ngéwël merci à tous bonne suite des programmes. Hey ku fi defar sama gaañi ku fi defar hey ku fi tali hey ku fi defar hey ku fi defar ku fi defar hey hey